Bismillah, assalamu alaikum, nombadon, bonsoir, mulishani, habari yenu, nangen def. Why did you my promise in my ready say I guess I did your money go far to super day. You're gonna them on the movie when your revolution is a game and Mohammed Tyson. Full volley. Yo salam everybody yéen a ngi ci YBE TV comme ni ñu koy faral di defee la chaîne de tous les événements yi dóob yëpp ci hip hop fi nga koy amee tey ñoo ngi fii nii ci canal Olympia lan moo ñu fi indi Prélude Galsen Hip Hop Awards mooy ñi nga xam ne ñoo gagné woon daaw ci awards yi ñoom la waaye di organiser benn concert boo xam ne pour sargal leen pour ñoom ñi mën a manifester wane seen talent te comme ni nga ko waxee tey tournoi du yomb mini crew dina fi am ñi nga xam ñoo gagné woon awards yi daaw tey nañu teew ci festival benn dañ leen am léegi soirée bi gën a neex haay foog géewu rab bi géey géwal yëg tëggu géer yaa ngi xëj coggale o bu xaaj coggale dañu jëga coggale joxe taat tàngale duñu booy yooyu bës yooyu nekk tàccu gee xanaa daan doon tax fay du ñëw ala accu gee fay suñu tool ba ñee di ñu ñoom nee nañu borom rabu fataal yee compagnie doomi di raam too sami local ba ñee du ko comme nel moo leen pour seen rabu fataal yee compagnie non fii te dëggu ñu def trop mais ennemi tamit n'est pas bu dara moo wari ñu def trop hip hop Sénégal ci kaw déggu ma na gën a jóg si di dal peg di ba xasu soppi jëkk feetu bak ñaanu ma nga la tiim doomera mi doon la motu bak tey ne baax tiim place bas om tiim toto gis ker place bas ko defee pour takk tiis ka rey tuum pata te doo kata geng tuum ca caaw moo sagaata sende doo waxaata flot talaata geng sa mun na doo demoo leen gën a denc da ngay rocci tuut naa la rof don talent bi la ci mun dañ ma rof don jàng ma baax di nga gëj a way Galsen am the best sa dégg bu ceeg la waay Farxas déggu ma ne ki déggu ma ne déggu ma ne dafa am identité boppam dafa am li nga xamante ne mooy flow boppam dafa am aussi li nga xamante ne mooy jabu boppam muy son style Médina la ñuy dem sans plus tarder voici le jeune c'est vrai romb taw pigi ak ñoom Dr. Dre armé sama koon yoon bi laajte crime man aw ma taw ne la foog nga have a dream foog nga have a taw ne la foog nga have a taw man aw ma taw ne la foog nga have a dream foog nga have a dream man aw ma taw ne la foog nga have a dream foog nga have a dream aw ma taw ne la foog nga have a dream foog nga have a dream foog nga have a dream gars jege si leen ni concert l'après ma yee xaaji guddi ne ma SOS ma ne ko lan la mu ne SOS yenn rappeurs yi nañ ma dese neex te seen concert yi dafay dese fees solaatuma xaalis na ma duma cash chaque jour damay gën a bees c'est ma baa ci poche damay gën a feex fii de cuune yee fi gën a fees gars yi jege si leen ni fu yaa ngi daw ci ginnaaw mel ni lambu mbër jàppe saf xorom sa gel bi di ma laaj su kër ñoo ngi pendo rëm tëb yaa asu mbay waga baa ngi clean armé chemise ak tubéy man maa ngi VIP mooy bu cuune bir get tubéy am teli gi waxal si man soo ma bugul sa gàtti nday mën nga ma saaga ndey mën naa la baat ci xol mu sedd tel la baala kaa du ma baa mu sedd jël sa benn tànk fii armé sa bongo baqar di flow tëbal maa ngi omzo maa ko tere neex wax leen loolu man maa ko tere neex man maa ko tere neex kon ne mu ma tere neex maa ko tere neex déggu ma maa ko tere neex si kaw ni ci lu ma neex waxal sa waa kon ne mu ma takke tëpp na ma rëbb la dëbb plus sama maag léegi tam nañ ma dem dëkk am nga të soxor di ngeen rëbb simbi sama wet dugg ngeen di rëbb kaw da ko teg comme doon Pablo no limit moo rab si agogo ñun la safara bi laqe tax may braqué no doo bandi amoo xaalis déedéet agogo dañ ma bëggal sama xeex atte na ko daal am naa jabu jógal foo ma na ko daal
ni nga man maa xew te du ma doyal baar gama sama wet fokk yow a ko yaakaar ku ñu raak dafay gën di blé ku ñu raak dafay gën di blé louder ku ñu raak dafay gën di blé saa place foofu place foofu nga rap yes léegi dem xool si keneen di ko def mu ngi ko yegale ko def lu ko doomu fer everybody dafay gën di blé louder dafay gën di blé yeah ku ñu raak dafay gën di blé you already know we got place, no one can guess. So don't get around. When we be riding down, and please don't waste your time. You better get on. You know how we do. We just bubble play. Start the flow, we start the show. So then let's move around, pick up, lock your girl. You make us move mine, and you got that go sound. Move around the town, you can find that horse. Rolling, 6 for dick, come on, let me see you dick. Shit, you dick, you circle in the sock with your skin. This big out, they trying to go, she missed it. This is a bit of a sick, you twist it. No, bitch, no shit, you gonna listen. But because the big money got coming to me, but they did. When I go to the rock, you eyes this shit. I'm gonna pick you up, you keep the trip. Big, when you remember who the cards. You bless them and flex on a great part. Tell us what, little bit of you take it to run. You know, nobody said enough when you need to get it far. You will take Shout to the Lord, you back to God, think it to God. And they don't, it's something to let on your girl. Jump for the job, do the rock, come, you know, come, then come on, get the job, your girl. Can you come for some come, can I get you like that? Sometimes you can hard by us, that's it. Right, we can look to mama, don't do that. We can't, I'm a God, in the fuck for care. Just say, look how low will end on night. You may come inside, you know, how why you can young in the wild, I'm going to not fly, but good, then you take a leg, I'm up to a guy, young in the Lord. Everybody, I want to see the hands up. It's been a long time. You jump in the water, you move it into your body, you go echo. You must study not just get out of the when you are stay long time. You move it into your body, you go cold. Okay, now you have it, the niggas stay there, can you? Got HAI band, but leg no kaboge. DJ, give me some, look in the I'll be okay. The girl we have to have more tumbling, my ugly. So, like if you focus, but it don't need more mentally. He's so crazy. The way you got me down, deep in your vibe. Hey, you turn me on. When you're here around me, I got you on my mind. Then I just can't let it go. Give me some good vibes. Good vibes, good vibes. Oh yes, I need some good vibes. Good vibes. Hey, gaaw ci it même bu dee ci beatbox. Yàgg sax bëri style boo weddee put the mic on. Man bay flop, you wanna go take a plan. So they back to my back, who make up people on my back. Don't play dope shit, make you dacht me I'm back. It's a dedication to the good music lovers. Because you take tired, no way to get lower. Yeah, that's me. Daddy Ray. Yo, ok. Alors, beaucoup. Oui. On continue bon légui. Ci li nga xamantene mu ñom ñoo gagné won daaw ci Galsen Hip Hop Awards bi. Gannaaw bi nga xamantene moy album groupe dañuy dal di dem ci catégorie li nga xamantene moy featuring. Defoon na benn son bu nice en featuring avec Crewman di Mori. Alors dañuy dem Medina. Merci for love. Yo, let's go. Come on. Pare ngeen ñu dem. Yo. Ku pare na ma wax man naan di day fay kaka ku ko jox kan dafa di dox am fit paaj wala samay lax di kii amaguma job wala samay lax di iri naan di tey ci fulla damay lijjanti lu la ñu aku pele ñaa taxul cëy na ma dëjul geli ku dul sama mère ni ñu ci des dox du ñu wax dëgg naa leen tax ci la jox bandi mooy soof naan di tey di sàqami sama lanc booy koñ bi man naa ko tootami li muy jaay ma jënd ko wis ko ci connaissance booy di ma xeet sof dam ne loolu amul sens
nga leen man dama lëj jaay sa fas jënd vélo yéen a ko pédalé amoo taalibe dooma topp yow toog ak sa gàlle du ma sàcc kenn mais nag ñëpp laa xiral dil alkaati du dóor doomu mbokk na nga def ci ndax lu metti tey di soko laa am diri ko tey ma soppali ko papaam lekk li mu yor ba pare jottali ko mbokkam ay bokkam ñooy ngaaka may nam la daas te ma gën a ñëw paaka yow nandite sonul ay bokkam ñooy ngaaka may nam la daas te ma gën a ñëw paaka yow nandite sa WhatsApp sa Snapchat yëg la taw a wàcc fatt la trañ wadal la dëgg nga pàcc képp la tëj rey la bu yàgg fal la sa tëj boo gis say règle bébé c'est que sa combat bida pour tukki la noonu du pour ay combat daqale loué oto yëgal appartement laaj ma sa chéri koko fig na ma léegi daal fu ma jaar ñëpp yëg ko li may door a ki dëpp gaaw ni ba beeg tulut ak affiche la fiw ni boobu biir gàddu biir labali fa saxuta raw la ko te neex bi yow nandite sonn ay bokkam ñooy ngaaka may nam la daas te moo gën a ñëw paaka yow nandite of the side of the tapu toga ter ma fi def miracle wax ko heedal ci may tan xeer bu dëgg daal di jàng ndox mi liir bu toga yàlla tëj na buntu wàcce rido ba mag palanteer yow wax naa la ku mel ni man bett daf ko tandas pro te fu ma jaar dafa bëri loo ay kartas pro maa jël job bi dem bala bandas pro li taw ni maa ngi weex tàll ni comme xaalis pro daf ko fas la ba ak fii yaay booy waxoon naa la dinaa tekki ñu doon laajte looy def fii léegi ñooy ñëw gàlle du ma seet fii comme niñ ko waxee tey tonight soirée bi mi ngi hype mi ngi dóob ak benn crew boo xam ne kenn dootu ko présenté daaw ñoom ñoo jëloon meilleur album groupe ñu koy wax Diggity Da Blaze from Jure A sama gars yi alors yéen a ngi cool. Mr. Rex T, salam everybody, yaa ngi am 7 Ska. Yep. Kii ne. Yes, Mr. Flexo, salam YBE. Nice. comme niñ koy waxee groupe la boo xam seen talent kenn dootu ko présenté seen talent kenn dootu ko natable bi leen joxee meilleur groupe meilleur album groupe kenn kaasu si pour yéen selon vous lan moo waral ñu jox leen meilleur album groupe lan la côté originalité côté particularité technicité lan mooy li nga xam ne moo leen wutale yeneen gars yi quoi. Ok, moi je peux dire que c'est tout dans l'ensemble parce que suñu album lu mu regroupé woon dafa bëree quoi. Parce que dafa bëri woon ay univers musical yoo xam ne après le gars yi découvrir loolu sax parce que Dable su ko xam ni dañoo bëri ay jàpp quoi donc man je pense que ci côté boobu la ñuy jugé quoi. Parce que gars yi jël nañ seen temps peut-être que déglu album bi jury bi donc gis nañ ni diversité bu nekk ci biir album bi peut-être que man je vois que ni loolu moo def ñu jël meilleur album de l'année. Ok léegi ma delloo même question bi suñu bro suñu chanteur Mr Flexo. waaw mais man li ma ciy yokk mooy presque wax na lépp mais li ma ciy yokk mooy ñun constance bi ñu amoon parce que avant ñu génne album bi c'est des genres ñu xool terrain bi lan moo fi nekk lan la ñu war a indi ñun pour se démarquer ci lot bi je pense que constance boobu noonu moom moo ñu fay li nga xamante ne moom mooy meilleur album groupe de l'année bi. ok comme li ñuy wax ci groupe la boo xam ni dañoo fekkee démb fekkee tey te bare di ñuy jox voilà best present future mën nañ xam future bi lan la projet yi da ngeen di génne ku nekk solo wala da ngeen di defaat beneen album groupe. waaw instant bi nii liggéey bi li suñu gën a concentré mooy ku nekk mu ngi liggéey à son côté ku nekk mu ngi liggéey ci côté am dañuy préparer ku ci nekk ay projet solo ci perspective yooyu noonu la ñu gën a nekk noonu bon aussi mu ngi wàcc son projet solo gars yi xaar ko d'ici peu dina ko génnee gars yi jël seen dose. te man loolu dama koy dëggal parce que comme je dis groupe bu ñu nekkee 3 wala 4 ku ci nekk am sa talent dafay laaj ku ci nekk nga dem wane li nga xam ne moom nga mën après ngeen dajawaat mën nañu wax ni yow sa côté est-ce que lan ngay waajal quoi exact ak kañ la. bon comme ça waaj ni nga ko waxee sax parce que la Dable dañoo décidé def des projets solo yoo xam ne ku ci nekk ci ñun sa feeling xam nga say jàpp nga bëgg wan gars yi quoi donc là c'est des trucs yoo xam ni ça se prépare ñu ngi koy job yaa noonu bon il va bientôt xam nga génne nga xam ne mooy premier single am Flexo aussi même chose mu ngi job ci coin am man aussi the same thing donc loolu li nga xam ne moom mooy si Dable foofu la nekk quoi instant bi des projets solo léegi pour li nga xam ni concernant groupe bi dañ ko mettre juste en stand-by pour quelque temps pour concentrer aussi projet solo yi quoi. kon mi ngi naaj Diggity Da Blaze best present future. gis nga tey ñu ngi am the mayor mais booy dafa commencé pata quoi xaalis mi ngi dugg rek booy dafa mel ni xaalis mi ngi dugg si Galsen aussi. ah waaw liggéey rek. liggéey rek. il paraît que ñi nga xam dañ pressé tey dañoo laal cachet quoi.
Ah mais c'est normal loolu moo tax ñu liggéey suñuy daw pendant 11 mois daw gauche droite on va aller voir des partenaires des sponsors yi nga xamante ne cérémonie Galsen Hip Hop Pose entrée sur invitation. tey Hip Hop Jam entrée gratuite. c'est parce que sponsors yi ñoo nekk ci ginnaaw donc bu ñu defee dara dañuy xool lan lañ ci mën a rocc xam nga jéemal neexal gars yi ku ci nekk nga laal dara loolu c'est ça le but. mën nañ xam objectif u Jam bi nga def nii lan moo ko waral parce que comme yeneen yi année yi defoo ko woon ren nga def ko lan moo ko waral. en fait res boo xoolee depuis la première édition lépp lu ñuy def rek natt la on essaie d'évoluer avec le temps bu ñu demee ba avancer suba bu ñu gisee ni am na loo xamante ne war nañ ko ci mën a dolli mu gën a nice dañ ko ciy dolli. on a commencé avec 6 catégories ñu ñëw ci 8 catégories ñëw ci 10 catégories tey on en est à 11 donc ak 12 trophées de reconnaissance. benn cérémonie musul am Sénégal buy joxe 23 trophées ci benn guddi. loolu musul am hip hop bi kese moo ko am zouk bi amu ko mbalax bi amu ko leneen amu ko. donc loolu dafa war a nekk suñu fierté gars yi dañu war di bàyyi xam nga siisu beeg xam nga xëccoo xiiro ngaayoo bi ci suuf quoi. je le dis pas pour sànni xeer mais c'est juste une façon de dire que c'est une culture ñun ñëpp ñoo bokk lii. ku ñëw am nga ci wàll ku ñëwul am nga ci wàll donc si on essaie de mettre ça en valeur parce que ñun lii la ñu am. am na ñoo xamante ne tey lépp lu ñu am cat ba cat hip hop moo leen ko may. mais doguma la mais si communication bi est-ce que yaa ngi koy gën a yaatal ba nit ñi jëlal ko seen bopp quoi parce que xam nga sénégalais dafa aay si non waxuñu ma woowuñu ma du ma teew. sénégalais am na ñoo xamante ne rek. am na ñoo xamante ne waxuñu leen ko te pourtant ñu ngi ciy def. gis naa fi ay artistes yoo xamante ne am na beneen cérémonie awards bu fi am boo xamante ne seen communication demeewul noonu. pas pour les manquer de respect. kenn xamul ñan ñoo organisé. kenn xamul ñan ñoo jury. kenn xamul lan mooy seen critère. doo dégg benn artiste bu la ne waa yaa tel pourquoi pas moi. Galsen Hip Hop Pose rek lay amee pour lan parce que xam nañu fii la. comprendre donc loolu c'est pas pour nous jeter des fleurs mais xam nañu liggéey ak effort bi nga xam ne moom la ñuy def ci ginnaaw. non te en plus sax man loolu doguma la ñu ngi gis ni évolution chaque fois ba ren yaa ngi ko yóbbu grand théâtre. waaw grand théâtre bi loolu du challenge c'est juste un pas en avant. ëllëg mun nañ ko def ci benn salle bu ëpp grand théâtre bu fekkoon amoon na dañ koy def. donc c'est juste que bon dañuy délocaliser affaire yi pour wan gars yi ne xam nga mi ngi màgg et il faut màgg ñu ñëpp ñu màgg ànd ak moom. vite fait lan mooy surprise yi. surprise yi écoute artistes yu bëri yoo xamante gars yi yàgg nañ leen séntu ci prestation yi. dina am ren loolu dina am ci ren bu soobee yàlla. et pour ñi nga xamante ne xam nga dañoo yàgg bëgg a àddina bëgg a sañse sa genre yi on a un partenaire boo xam ne mi ngi mayee benn bon de 100 000 francs pour ku dàq solo ci cérémonie. kooku ne koo xam nañ ki koy jël ba pare la. Jojo yat fo. moo koy jël yow. non bul wax loolu de. wala am na benn gaan boo xam ne daaw dafa ñëw ñetti yoon la solo ci soirée bi. Rex billaay non benn mélomane la nii waxuma li ma la wax jaaxaan de man gisuma ko dañ ko gis filmer ko won ma ko le gars il s'est habillé 3 fois dans la soirée ticket la yor xam nga ticket kenn du ko xotti chaque 1 heure de temps mu génn dem solo dugaat noonu loolu la dañ soxla hip hop bi dafa soxla loolu noonu ñu ngi koy remercier ci initiative bi parce que yombul organisé YB loo wax ci YB TV Merry is my nigga Mikey kay bind ba mu taaru teg ko ci biir bi mën ngeen tàccu ma xoolangoo turn the pages, start the brand new chapter. Tears and dark clouds to bring and make the show shine better. Cause brothers and sisters deserve a brighter future. Got to be more than a leader, to be Mr. Mandela. What's freedom if you can't make your own decision? Trapped in the system, why moving in slow motion? Divided us to play with my people's emotion. Blind us to steal all our goods and resources. Behind government, no controls, tribal wars. He's the cause of our downfall. Why we still can't hit the goal? They know what I see is mine, believe it. Teaching you to snatch your soul. Don't use the self-control to keep alive. All your hooks can drown your pain in drugs or alcohol. Every time you hit the ground, rise like a round ball. 2 months, let me hear you sing. Come on. Hey, Mikey K, bring the Bamutaru. Take what you been be, but you're behind me. Hey. Mikey K, bring the Bamutaru. Take what you been be, but you're behind me. bàyyi xel teppul la ko liggéey matu ano fer ni ma gisul di ma santi mel ni matu fer changé tout hip hop Galsen def ci karam neen hip hop Galsen sama prix fo ente xaalis
ñoo ngi fiir sama xaalis succès dawul sama fiir projet bu génn du ndox a fiis semi projet siwul mel ni dajul liir ku fi bëgg kong André Marvin sur la menace King Lewis Swag rapide sur la menace yor sama titre foncier ngeen yor seen boy yéen ñëpp lay ñaanal te ma turu seen boy même si ma bëggee ma topp sa ginnaaw ba seen ange surtout kay nekk teru jasin yàq der bi jeex na nañu jot nag man succès moo yàq ne sama xol foog naa lu yàq dem ma école te bu ñu daara koy gën di xool jëm ni jot rek kay fay pour yàlla bay sa tool rapport yi fi nekk ma seen maas man rek lañ ci yàgg naa leen maas jot ma ngeen ma jël na nas rafaale trophée yu bon yi on recommence maa ngi démb ci baax comme ça de corps bi damay dugg jëngal bopp génn tuuti fas yéene daane recours yëpp daanu rab bi dëpp brasse léegi dëpp si su kat yi dëpp yokku doole dëkk wàcc fi mu dëkk la ma dëkk lépp la ma yàq ci lépp mu faat mën a fi ñëpp ba fa ma fépp lu may waxtaan ak yow léegi ma jël na sama bopp def ko sama lëkko na ma dëkk napp xooli bu ne dëkk su la mën a dëkk damay écho lii la kii man dama taw parce que du rap nekk sama gémmañ rek ni di wax tey laa du rap wax ma lu kees ma seen papi papa ak seen papi yaay ma la seen ma man la baax bi xam ngeen yàlla jaar jël la saway force ci xam ngeen ñoom la ñaan ñoom la saway na occupé fépp ci clavier bi jël naa seen espace man ak ñoom si terrain bi sax laal bal ba fay espace nangu seen venir ñu xew yi ba léegi may kees tor rapport bu jël bal ba teg ci ma noonu sa carrière bi esca sant ya tax man ma jóg sa kee jox boo xamee du ma sax du dëgg ba cëp fi naa gis benn bi ci bët paa bi daal de kii ñaan noo def ma andi wërsëg sant ya tax ma jóg sant ya tax ma jóg sant ya tax ma ñu gis ma fépp sant ya tax ma jóg sant ya tax ma jóg yéen tax yow maa ngi yokk fi biram xam ngeen man la gaa man la baaxa buy si yow dégguma xam ngeen man la gaa man la baaxa buy xam ngeen yéen la ñaar yéen la saabi fan xam ngeen ñoom la ñaar ñoom la saabi ñoo la soirée continue de plus en plus belle ñi ngi am fii ma main Paco Breeze mais bro naka la. Yo, what's up Rex T YBE TV nice. mais copain dafa gën a kii quoi gën a leer def ay verre xaalis mi ngi dugg de booy. amiin. non félicitations. ouais merci beaucoup. et puis kontaan quoi parce que lu tax ma kontaan su ma gisee artiste boo xam ne il a du talent et puis ngay gis mi ngi évoluer si lu muy def loolu mbégte la quoi parce que hip hop bi moo siy gagné mën nañu wax vite fait wax ñu say début ba léegi nii quoi. waaw début yi mën naa ne maa ngi def sama premier projet 2018. si laa def sama EP donc ma génnewoon ko le 30 mars 2018 après ñu nekkoon si communication bi jotoon def benn tournée nationale defoon nañ si 8 régions jotuñu laal régions yëpp donc mooy neew fi woon ñu def 8 régions après may gars yi benn concert donc pour rappeler que ne le même jour lañ defoon Sorano mun a guichet fermé après si année boobu noonu bi mu jàllee ñu jëloon Best EP voilà Galsen Hip Hop Awards depuis lors ñu ngi préparé def nañ clôturer projet bi Grand Théâtre def ko encore guichet fermé donc ñu ngi waaj yeneen si 2020 bi incha allah. kon li ko waral mooy projet boobu mu wax noonu moo jël Best EP comme ni nga ko waxee léegi sànq tamit si Dabless bi ñu jëlee meilleur album groupe sa projet tamit nit ñi bi ñu waxee ni mooy best projet mun naa wax ni la majeure partie dañ d'accord si loolu lan nga apporter de plus lan mooy li nga xam ni mooy cas bi mooy sa valeur ajoutée mooy sa empreinte bi nga indaale ba waral yow parmi say ñi nga xam ne ñoom nga ko sekkaloon ñu jël ko. faut dire que ni projet la comme projet gars yi juste côté couleur yi dañu xaw a chercher yeneen façon de couleur de musique ñu ñëw andi ko si après côté comme yan waaw am na ay genre
fast flow bi nii genre flow fast flow bi je pense que peut-être nekk na si loo xamante ne technicité yeeg nekk na lu différent lu gars yi du woon gis d'habitude si rap bi wala mu raar ku si mel ni yow yaa ko fi andi on peut dire ñu ñi ñëpp dañ ko ci gis rek style ainsi de suite ñu nekk mu nekk lu rafet quoi ñu gis ko ba adapté loolu mën ko donc ñu koy def ñu dem ba proposer gars yi loolu génn si loo bi peut-être niñ génnee si loo bi ak niñ defee suñu sortie ni mu marqué noonu le même jour nga génnee ko mu nekk ay bracelet clé USB nga def Sorano le même jour jaay sa projet ba mu jeex le même jour def guichet fermé je pense que loolu rek moo taxoon peut-être ñu jël ko quoi. en plus man dama si dolli am na son bu ñuy wax xëccal mbaal bi xëccal mbaal bi la tudd wala kuy wër sa couleur loolu mun na nekk sa identité parce que comme je dis da nga nekk si benn communauté boo xam ñuy wax lébu yi ñu am seen façon de parler am seen ay sonorité am seen ay façon de te loolu ku déglu son boobu da koy gis mere naa la trop xam nga lu tax clip bi mais lan nga ñuy wax tey si Galsen Awards bi nga xam ne moom nga teew ak projet bi la jox quoi. waaw loolu yëpp bon benn affaire la boo xamante ne récompense la si job bu yàgg job bu métti donc di remercier encore une fois ñi nga xamante ne ñoo voté woon yëpp bañ jëloon affaire boobu noonu donc tey prélude Galsen Hip Hop Awards 2019 la donc mu nekk loo xamante ne nii lu Sénégalais yëpp di xaar la donc lii dafa rafet dafa waroon di am lu yàgg comme am na ren donc naka waaye di continuer di def ñi nga xamante ne ñoo jëloon yi passé ñu bañ a ñëw rek dee noonu gars yi rappelé aussi ñi ñoo jëloon ay prélude lay nekk même BET day am ay plateau yu avant BET yi joxe kii dañuy am ay légendes yu ñëw récompense yi ñi ko jëloon def ay affaires interview donc day rafetal donc di rappelé waat gars yi que ni Galsen bu gars yi war a pousse mooy suñu first affaire boo xamante ne nii ñu ngi ñu jox ay lauréat donc na si gars yi teg loxo mu nice quoi. rafet na Paco Breeze yow what's up comme ni ñu koy waxee soirée bi lu muy gën a dem affaire yi di gën a hot fire ñu ngi ak suñu kanam hot Nix NAX. ma man Mr Islander moom j'ai du respect pour li muy def parce que comme ni ñuy wax fekkee na démb fekkee tey te dafa nar a fekkee suba mi ngi noonu lan nga ñu mën a wax ci sa longévité quoi mooy c'est-à-dire lu tax ngay maintien ba tey ba toujours tey nii naan new school nga nii naan old school nga nu mu fa demee noonu. non bëgg musique bi rek xam rek c'est une musique avec laquelle on a grandi def affaire dafa ñu neex et puis pour man sortir de sa zone de confort à chaque fois mooy tax ngay challenger sa bopp di mën a réinventer sa bopp artistiquement et puis c'est ce qui fait ta longévité aussi quoi. côté vidéo mu nekk loo xam ni nit ñi képp kuy wax vidéo Nix moom tu t'attends à voir de la qualité ba pare day am scénario derrière day am histoire derrière nekkul juste ay clip yu nice affaire yooyu noonu mën nañ xam ndax yow da nga am même mise si say job say vidéo wala dafa am ay ñoo xam ne ils sont calés pour ça ñu la koy defal comment ça se passe say vidéo. travail d'équipe la man dama am même mise aussi ci samay vidéo en général mais damay choisir aussi ay nit yoo xam ne am nañu ay idées yu baax kenn ki boo xam ne c'est un bon réalisateur un bon chef opérateur xam nga affaire bi équipe la aussi quoi. Et après ñu xool idées yi xool def benn repérage def yëpp tout est on laisse rien au hasard. Voilà c'est ça en fait. bu ñu ñëwee ci côté produit. excuse-moi wolof yi. waaw du sa idée boobu fan la ko jëlee nga commencé ne da ngay dugg ci géewu rap bi. pour defaral gars yi bagage gars yi rap wala pendant des siècles yow nga ñëw 1 an. nu mu fa demee noonu. non affaire bi xam nga enfin bu may rap wolof yàgg na sax mais rap français bi moo ëppoon quoi. léegi après je me suis dit que comme gars yi ñu ngi doon laaj pour ma def ay album wolof tout ça ma ne bon xaaral ma def ko. Et comme j'ai rappé en français longtemps, je me suis dit cover bi day nekk excuse my French ma barré French bi. def wolof ci suuf quoi. yeah you know. yeah. last question Hip Hop Awards tey boo doon am benn affaire boo xam ne da nga koy rafetlu si t'avais des trucs yoo xam ne da ngay wax pour ñi koy organiser yokku ko si lan lay doon soo amoon loo xam ne da nga koy ñaawlu pour ñu changer ko lan lay doon. non pour man loo gis évolution la ak amélioration tu vois soo gisee ne instant YD il a commencé à Sorano cette année moom mu ngi koy def Grand Théâtre ça veut dire que évolution mu ngi am catégorie yi mu ngi yokk cypher yi tu vois je pense que YD aussi c'est quelqu'un boo xam ne il a été bercé par le hip hop tu vois et donc du coup pour man loolu lu important la quoi je pense que kuy organiser Hip Hop Awards foog nga nekk kenn xam da ngay dund hip hop bi di ko déglu imprégné aussi et on le sent dans son organisation après bon organisation boo gis day am ay couac ay xam ay problèmes mais l'essentiel mooy exactement voilà nga jàng si et puis chaque année nga def tu fais mieux donc instant yi moom Grand Théâtre moom on attend un événement de fou. mën nañu wax lan mooy news yi lan nga xam ne mooy projet yi pour Nix si futur projet. ba instant yi je commence à bosser sur un autre projet mais bon xamaguma kañ lay génn maa ngi xool daal son yi ak yooyu et puis maa ngi job ci sama plateforme am nañ benn plateforme de streaming bu tudd Dido boo xam ne lancé nañ ko il y a 2 ans.
voilà ñu ngi ci kawam temps yi ça prend au moins 50% de mon temps quoi. waaw mais maa ngi ci kawam. mais noonu la côté business daf si baax. looy wax si web TV bi YBE TV nga xam télé la boo xam ne 100% hip hop boo xam ne mi ngi fii boo leen doon jox conseil tey noo koy gisee. mais dañ ko soxla en fait on a besoin de plus de médias il faut que ñu am ay médias yoo xam ne ñooy contrôler suñu image contrôler suñu contenu et cetera ba pare spread ko fépp en fait Sénégal ak Afrique tu vois ak monde bi quoi donc instant yi comme on a internet c'est un outil puissant ay web ci la web TV amee importance am en fait tu vois ce que je veux dire donc longue vie à web TV à YBE TV. Young Believers Entertainment. Hot. My crazy, changer loi ou game, puis wow et mon maki. So they better, you're better to the. But when my lady boss, they getting money for them. Legit man, the young, no, when you take it, work hard, my best of all, come back. Sucks the whole my face. Summer song, they never know my summer brain, they nice. Happy the English again, be telling you, they go to the end. Be man, the queen, be something, till get it in your money back to them. Boss, chica, 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 chica. Everybody, they go know that. What when my lady boss? Put it up to the wall, every boss. Lady boss. Lady boss. Chica, waka. Lady boss. Chica, waka. Brapa. Lady boss. Brapa. Lady boss. Parce que tu dis que t'es que y'a une grosse demi. Mon rôle est ligue. Message capturé. Vocal de transféré quand tu le bus. Y'a comme t'es partagé. Sur mon téléphone. Nous m'en amé. Sur ma scène c'est. Hey, dëgg sa yoon nekku ci. Sama junni bi. Fu mu jóge. Jox sa law bi takk rajo yi mani la lu ciy seyal. Déjà sànq ba léegi sama ñaari jeunes frères yi ñu ngi koy annoncé nous sommes la 5e édition du Galsen Hip Hop Awards dañoo fas yéene woon teg concert bi tey pour uniquement faire plaisir à ñi nga xamante ne ñoom ñoo gagné woon daaw pour faire pas plaisir à ñi nga xamante ne ñoom ñooy déplacé wu dem di jëndi seen album dem di jëndi seen i concert am guddi bu mel ni ne tey dañ koy maye ñu ànd ceeg Orange Sargal ñi nga xam ne moo ci jàpp depuis 2017 bàyyiwuñu fenn liggéey nañu liggéey bi def nañu li leen war jàpp nañu fi ñu war a jàpp ànd nañu ak ñun fi nga xamante ne foofu la ñu war a ànd ba événement bi taaru taar bi nga xamante ne moom ngeen di gis ne di ko béggee s'il vous plaît da ngeen di dajee na loxo yi dajee faites un maximum de bruit pour Orange Sargal. Orange Sargal di on vous donne rendez-vous le 7 décembre mooy samedi prochain fii ci Grand Théâtre mooy salle bi nga xam ne moo ñu jege lala tapis rouge ñu def sañse xam ne am nañu bés comme ni ñëpp amee bés waaw bés boobu ñun ñoo ko moom dugal ñu ñëw ànd ak suñu artistes yi bëgg xool kan mooy jël meilleur album solo kan mooy jël meilleur album groupe kan mooy jël meilleur mixtape EP maxi vidéo lyriciste meilleur artiste masculin meilleur artiste féminin ak xool tamit ñan la ñuy sargal parce que dafa am ñu bëri ñoo xamante ne ci hip hop bi ñu jàpp ci liggéey bi mais gars yi duñu leen xam dañoo xam ne duñu xàmmee seen xar kanam parce qu'ils sont dans l'ombre dañuy nekk ci ginnaaw di liggéey mais gars yi duñu leen xam duñu leen gis ñooñu c'est très important que ñu leen di woo fësal seen liggéey jox leen trophée wala leen waaw góor jàmbaar doubler d'effort et avancer c'est comme ça ok donc gars yi passez une bonne soirée on va clôturer bien sûr ce concert en beauté ak ki nga xamante ne ma bàyyi ñu wax ak yéen tiens xanaa neex
Merci beaucoup Mr. Wadi. Elisi bay de léegi ne casquette sama rak tago kaf pointe offset ma gele di dali bi bay di mérité mi nega de do mi nega do xon tout à tout ne nega de do mi nega do xon tout à tout ne ni lu mu do nega de do mi nega do xon tout à tout ne nega de do mi nega do xon tout à tout ne nega de do mi nega do xon tout à tout ne beneen nit ay garabam loo xam ci tof bu jox beneen dafay garabam loo xam ci tof bu ñuy corriger ñu garaboon élève bu crack ba bu rus na ko ci baramam ku ne ëpp fii moo la gën a tof mais ñu la gën a tal la mi ñoo la gën a tof xam nga ne la gën a ëpp xaalis moo la gën a tof su ne nga tere nekk toobara nga gën a tof gën a tof gën a tof ci ne la ñëw gën a foor man affaire bi ne la ñëw dañu ko Sénégal bu dem dafa yaradiku donc bi ak tatu dana dafa yaradiku et ici ak équipe dafa yaradiku kañ ak équipe dafa yaradiku kuy mag ak taanam dafa yaradiku yaradiku yéen dafa yaradiku qu'est-ce que c'est ce bordel là il se fait il se fait nekk du dof yi rek ñu doxal du taatu leen teguma leen nekk du dof yi rek ñu doxal du taatu leen nekk du dof yi rek ñu doxal du taatu leen mooy yéen tuux bon la ngeen fi nekkee salopard yi waaw mais nag du ma xëcc yéen a say ma parano waaye soo ma nekk si gémmiñ bi ma bëgg a sax soo xamoon ci mereero di nga xam ne teru jolaatu kese caaf surtout ak sax du benn taas doonu benn kaas doonu benn caas maraw be baax parce que nanu de indisi moo gën a mel ni sax mu di jaaf yéen a seen saaba ko jërëjëf ma ne la jógee seen dooru tëdd ma génne sa kër gi ndax tërëdi su ma génne mayee kilo bi kasumaay képp génne ci parankulaay sama impact gën a gis takuñaay loxo mi ndox kamara laay gisuma sax mooy li ngeen di def maa ngi jégalu but I don't give a African bi dawi ko wési UNICEF tel impact di leen met li ñuy def li nga ko ma jàng ci yéen question yi ma loolee ñu jàng yaa loo woon Vous voulez toujours rappeler à vos bouts. Si le me fait que les séries boules, ma affaire me y'a si les gars me toule. Et non pour vous nature des jingles cool. Baggy G, bouteille d'amano. Mais ballon. Freestyle de l'école, mais j'en so we're really like the human. Then I flew you first to really do man. Au final, y'a comme si pour la. Don't go checking it to the. Take a good one, I solo, man, man, get you game in the game. You do good like that, fit you big kilo, guru, you know how to chicken me, do what I fool. And is it ever done to open to you? Come here, one is some of what you chino. Come here, général, la belle bureau. Dès que t'es mariage, t'es pas avec les gourous. Tout le temps, t'es pas y'a, boy, I'm on your girl. T'es pas y'a, boy, fais vous me dire. T'es pas lost, boy, but take it to it. Boy, t'es pas you. Longévité, boy, du série, du mara, du télé. But t'es pas pitara, du para, du tona, du para, du boy, du cara, du tombe, du chara. Daniel, et je boy, faut t'école, mon frère. Mais y'a les boules, sous qu'on n'est du fara. Quand elle est si pas, ils sont nés. Daniel, Philippe, Boulou, allez, dans le seul papa, la gueule. T'es dans le yee di bëggee vraiment ndaana li nga xam ne yàgg nañ teewal hip hop Galsen Bismillah, assalamu alaikum, Nombadon, bonsoir, Mulishani, Abari Yenu, Nangen Def.